mbokki internet yu Sénégal7.com ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci seen émission entretien avec tey ñu nar a waxtaanee lu ñeel wàllu transport ak lépp lu jëm ci dem beek dikk bi fii ci réewum Sénégal rawatina ci kaw tali bi ñu fas yéene dalal Gora Khouma nekk secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal monsieur Gora Khouma ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sanga bi. waaw ñu bàyyi la nga ñu teg suñu mbokk internet yi balaa ñuy tàmbalee waxtaan bi. waaw ñu ngi nuyu ñëpp nag bàyyiwuñu kenn di leen gërëm bu baax di leen sant di nuyu également le permis di nuyu aussi la carte grise bi nga xamante ji ñoom ñoo ma tax a toog fii. di nuyu askanu Sénégal gépp ñaan yàlla sotti fii gën a sotti jàmm. en tout cas maa ngi kontaan lool ci invitation bi. d'accord monsieur Khouma dañuy tàmbale rek ci xew-xewu jamono ñeel wàllu transport bi donc ñu gis ne bëri na accident yi nga xam ne am na tey jii ci tali bi yu ci bëri na gros porteurs yi nga xam ne moo ciy bokk wala transport en commun yi yow loolu ban jàngat nga ci def. waa mbir mu métti la. te fële boo xam ne ñun ñëpp ñoo war a ànd xeex ko. li ma wax rek ci benn fu ma demoon fu mel ni yéen ci benn organe li tax accident mel ni gaaw gu fay jógee nit ñi li ñu war a xeex àndandoo ko parce que c'est une chaîne ñu bàyyi ko fa def benn cible rek muy conducteur bi certes oto bu déplacé wul def accident kon ñun am nañ ci part de responsabilité bu yaatu mais bi ñu jëlee suñu part de responsabilité boobu tamit dafa am loo xam ne du ñun ñeneen la te ñooñu aussi bu ñu réglé wu seeni problème accident du fi jógee mais lu ñu jiin njaag te njaag mooy ñun dafa am mission bu ñu am ci ngay def transport de marchandise comme ngay def transport de voyageur contrat la ñu am ak kenn ku nekk ku dugg suñu oto ñu war laa jëlee point A yóbbu la point B contrat moral lañ am ak moom bu dee marchandise bi aussi ñu war kaa jëlee point A vers le point B aussi c'est un contrat moral te contrat nag à respecter mooy li def leneen loo def lu lool rek yaa ngi jàdd te nit ki nag bu jël daggee paas sa oto jox la amul yéene ba amul xalaat des ci diggante bi nit ki aussi bu la joxee marchandise am tamit mi ngi séentu nga livrer ko ci magasin sans mu am benn dog-dog kon ñun ñaari contrat yooyu lañu am te dañ ko war a jouer te bu ñu ko bëggee jouer aussi il faut que ñu nangu dëgg bi mooy lan muy code de la route dafa nekk loo xam ne lii mais malheureusement li may wax chaque jour aussi ñetti conducteur ñoo partagé tali bi muy conducteur bi nga xam ne xam na code de la route bu baax a baax ba pare di ko pratiquer à la lettre moom beneen conducteur boo xam ne bii xam na code de la route bu baax a baax mais du ko pratiquer ak beneen conducteur muy troisième bi c'est le plus mauvais mooy conducteur boo xam ne bi xamul code ba di ko pratiquer ñett ñooñu nag bu ñu séddoo tali bi mborom mbir ma naa nekk te nit ku nekk bu dee sa permis fi nga jaar fi mu war a jaar na fa natt nañ la ba xam ne yow mi war ngaa mën a jàll ci code ñu natt la ba nga xam ne war ngaa jàll ci conduite ñu jox la permis bis bu set war nga koy fàttaliku ndax jamono bi nga koy wut amoon nga yar amoon ngay teggin te ku respecté woon nga aussi kon boo jotee diplôme boobu muy le permis de conduire quelle que soit la catégorie war nga di fàttaliku bis boobu ba tax na lépp loo xam ne dafa ànd ak règle code nga di ko appliquer boo gisee ndawal buur comme nga ñàkk gis ndawal buur da nga ko war a appliquer ndax ba nga koy uti xooloo woon lenn lu am ko war a jikko ju rafet fulla ak fayda bañ jox la ko bu fekkee ne nag permis bi na mu war a jaarewu ni kooku moom ni ko kenn du ko mën a corriger parce que tali bi nekkul tali bu ñu jàngal dawal am sa permis ba pare soo ko jàngal dawal ou bien nga am sa permis mën nga am sax transport en commun nga am poids léger am poids lourd am C1 am transport en commun mais taxul nag nga mën a dawal yenn oto yi te jóge woo ci muy bus caaxaan dawalu ko am permis taxul nga dawal ko camion rawatina camion yoo xam ne dañuy yeb lu ëpp 40 tonnes am permis taxul nga dawal ko kooku métier la moo xam ne bi spécial la te loolu lépp nag dafa bokk ci lu ñuy signaler toujours état na ko day defal information kër yi nga xamante dañuy yor poids lourd ba ay bus bu leen nungu rek opérateur bi di jëlee boppam directement
te tàggatuñu ki koy war dawal et catégorie permis mat na mais est-ce que moom mën naa dawal oto bi est-ce que nag dañ ko war a bàyyi nag ci oto boobu mu jàng dawal ba saa bu mokkalee puisque am na permis ndax mën ngay raxas sa oto fii ba même boo raxasul oto sax nga jàng ci car rapide ba mën a dawal car rapide mën nga am transport en commun mën ngaa yore taxi ba am transport commun mais loolu tekkiwul ne xëy mën ngaa dem port sarse fa oto 40 tonnes baa nga yor bus buy def 60 places kooku njàngam boppam la loolu nag dama ko tiir toujours attention autorités yi mais ba léegi ay centre de formation am permis diplôme bu mënti doon même ki génne CESTI du génne CESTI rek ñu jox ko micro du génne CESTI rek ñu jox ko bic muy defee article non non dafay defaat stage ba la nga xam ne jàngoon na ko école mën nañu wax ne sax lépp li ci ëpp pratique la théorie la woon bien vrai dina am tuuti pratique bi ci am mais li gën a wétu woon mooy terrain bi nga jàng fa moo gën a wér mottilim jàng ci maanaam pratique bi nga def pratique moo gën a wér que nga jam ci théorie mais malheureusement nag gouvernement mi ngi xeex na day xeex accident mais paramètres yooyu ma teg moom dafa mel ne yooyu yoonam nekku ci beneen bi mooy dama koy wax chaque jour réew yi may dem yëpp baa boog lu ci ëpp transport dañ ko toppatoo maanaam day am aire de repos gis nga oto bu mënti doon moo xam transport de personne la comme transport de passager la am na distance boo xam ne bu ko war dawee dañ ko war a obligé oto ba noppalu oto bi dina noppalu moom mu noppalu ñim yëpp noppalu dina ko permettre aussi temps boobu muy noppalu mu vérifier otom dina ko permettre aussi moom bëggee gëm ba tuuti mu def ko mais Sénégal amu fi da ngay départ Dakar gii dem ba Matam doo taxaw fenn foo taxaw ñu la bëgg taxaw toutes les grandes villes maire bu nekk dafa bind arrêté na sama dëkk bi bëgguma oto di fa taxaw waaw du ko de oto nag day départ Dakar jëm Matam te du taxaw fenn dëkk bu mu dem ñu ne ko bu fi taxaw xanaa du dem ba ci digg àll ba nag mu wàcc fi nit ña ou bien mu dem ba digg àll ba yëpp marchandise du jàmbur di fa taxaw kon dañoo war a aménager toutes les villes sortie bu nekk ñu aménager benn parking boo xam ne bii même si le parking est payant ñu aménager ko ay force la nekk fa ñu dugal fa oto yi noppalu mu am sécurité mais loolu dañuy bokk ci lu ñuy joxoñ état pour état mën na ciy jublu pour accident yi wàññeeku mais yooyu yëpp du ci def dara moom daal chaque jour rek bu accident amee rek ñu ne chauffeur bi yóbbu leen kaso téye leen permis mais du réglé wu déedéet dafa am lu muy àndal. d'accord est-ce que yéen ci proposition yooyu yëpp ngeen def ngir xeex accident yi parce que yéen a nekk acteur direct yi est-ce que jot ngeen see waxtaan ak autorités yi ak ñoom lan lañ jot a tontu ci lu ñeel seen proposition yooyu balaa ñuy dugg ci wàllu carte grise yi ak permis yi. waaw xam nga ñun suñu rôle mooy dañuy def ay rencontres ak le ministère. Plusieurs rencontres même c'est le même scénario c'est les mêmes discours mais jamais ñu réaliser ñun li ñuy wax c'est des techniciens ñoom dañuy jàpp rek ne seen xam-xam li mu leen may ñoom ña nga ca comme ni nga ko waxee rek ña nga natt ñu ci nattuwaay ba oto bi li mu war a def non yooyu ay caaxaan la dañuy wax ne la le transport de personnes nit ñi dañu war a encadrer parce que transport waru reposer wu rek ci le ministère des transports il y a aussi la responsabilité du ministère du travail puisque le ministère du travail s'occupe des travailleurs mais fekkee ne yow da nga yor sa oto ñu bàyyi la dans l'informel xamoo heure booy xëy xamoo heure booy wàcc bu ñu la waroon a fay 150 fay la 100 maanaam une tête non reposée mënul produire un résultat positif. mooy mauvaise condition de travail. waaw les mauvaises conditions yi nga xam ne tey jii mu ngi fi am. ñu koy signaler état ñu bàyyi leen loolu rek da nga gis le transport de personnes oto yoo xam ne yi amuñu droit def transport. c'est hors la loi ñu bàyyi leen ñu exercer transport arracher suñu métier ci ñun te amuñ ci droit. muy ay Wargaynde muy ay moto Jakarta muy ay calèche yëpp ñëw nañu ba nangu ay bus yoo xam ne ils sont pas autorisés à faire le transport ñu bàyyi leen fi ñu def transport arrache suñu métier nangu suñu loxo ba tax na li ñu waroon am amatuñ ko. transport de marchandise ñu leen nañu instaurer un bureau de fret ñuy xam tonne kilométrique tonne bu nekk ñaata lay fay par kilomètre bu defee dañ koy organiser day génn ci informel ñëw ci formel ñu xam oto bu nekk li mu war a def mais loolu lépp ay joxoñ yu ñu joxoñ la. mais kenn du ko réaliser te loolu dafa bokk ci loo xam ne lii dafay wàññi accident mais fekkee ne lii baare accident duñ ko toppatoo loolu rek bu accident amee ñu wax ci du réglé wu ñun daal li nga xam ne moom laay wax chaque jour chauffeur bi dawal oto war na di moytu di mandi dawal oto mandi nag du naan sàngara kese mën ngaa naan doom mën ngaa am looy tux ba tàggoo ak sa sago kooku moom boo ci toogee ci kanam oto di ko dawal yaa ngay lor sa bopp mais yaa ngay lor askanu Sénégal yëpp. d'accord di dawal oto di utiliser WhatsApp
ba beneen sorte de téléphone nga koy def loolu tamit c'est pas autorisé te ni ku am conscience waru kaa def ñun nag dañuy tënd langue ak ñoom wax leen bàyyi leen nangam ku sonn da ngay xam ne da ngaa sonn mais que jamais nit ki dawal oto muy man muy sama morom di def WhatsApp baa nga ubbi téléphone baa ngay mandi pour ne may kat naa pouvoir résister naa naan dara pour résister yooyu c'est des faux problèmes te loolu tamit dafa bokk ci lu gën a bon ndax doomu aadama gaañ ko rek dafa ëpp rawatina nga rey ko loolu moom vraiment gënut te nit mun ko cautionner ba mu war a mën a nekk. d'accord léegi sànq da nga wax lu am solo mu concerné wàllu formation bi di wax ne ñi nga xam ne ñooy promoteurs yi autorités yi waru leen bàyyi ñuy recruter n'importe comment donc dafa mel ni foofu tàggat gi lu ci am solo la parce que boo xoolee ci biir transport en commun yi chauffeurs yi dinañu dawalee nu leen neex ay excès de vitesse ak yu ni mel même bu fekkee ne am na ay mesures yoo xam ne autorité waroon nañ ko jël yaa ngi wax sànq défaillance yi nga xam ne moom moo concerné décision yi ñu war a jël te jëluñu ko donc formation boobu lu ci am solo la de ci wàllu dawalum oto bi ci transport en commun yi. moo war a jiitu. wax naa ko léegi am permis taxul nga mën a dawal te tali bii du pour jàng dawal. bu fekkoon ne organiser nañu le secteur bañ kaa bàyyi en rade ne catégorie sàngam bi nit mun ko dawal te amuloo diplôme boo xam ne bii da ngay génn ci centre formation muy les bus les gros porteurs muy bus muy camion. kooku moom ñun syndicat bi dañ ciy d'accord ndax yow même boo amee sa poids lourd da ngaa war dem defi recyclage ci centre de formation boobu. dama koy wax ba di ci xaw a réeroo ak suñu mbokku auto-école yi ñuy wax ne formation bi ñuy def ñun ci sur le tas amul njëriñ moo fi indi accident yi mais bu fekkoon ne tey jii état mayoon na leen doole bala nga am permis jaar ci auto-école yi kon accident dafay jeex may leen non du ko jeexal ndax te du ko jeexal man jàpp naa ne auto-école yi samay xarit lañu mais man doon naa jàpp ñu d'accord ñu jàngale nit ci code de la route parce que seen métier la mais bu dee pratique la mënuñu ko. mais est-ce que du am jafe-jafe bu fekkee ne yow jànguloo l'école bëgg jàng code de la route ndax ci niñ ko nafaree ci tubaab lañ ko defee. waaw non am na système. boo xam ne bii ci langue yi. d'accord boo examinateur bi day wax yow ci olof. kon yaakaar naa ne du tout problème mu langage. mais xam nga yow mosoo gis. muy taw. nga auto éco romb la doo ko gis. guddi auto éco romb doo ko gis. waaw mais comme ñoom bu ñu nee nag ñoom ñi nañ jaar ci ñoom ku jaarul ci ñoom mënoo te ñoom ñi ne ay moniteur lañu ñoom jàng nañ ba xam ko koo ci taxawaloon camion bi 40 tonnes na ko taal ko ma may la ko du ko taal. koo ci taxawaloon bus na ko taal ko ma may la ko du ko taal mais kooku nag nan la mën a jàngalee ba kooku war a mën a dawal bus ba moo dawal camion c'est-à-dire que naxante moo am ci réew mi. yow mën ngaa génn école loolu mën naa nekk si métier mais oto ba ngay jàngalee oto bu ndaw la. oto école yëpp oto yu ndaw la. te ñoom ci ngay nekk ba mu xëy ñu jox la transport en commun. kon maanaam ki nga xam ne dafa war a dawal catégorie bu mag bi moom dañ koy jàngale ci oto yu ndaw yi. xam nga li ma doon d'accord mooy li ma la wax dama ne bu génnee auto école. ba mu génn sur le tas comme ñun li leen di former dafay jaadu comme ni nga ko waxee rek état def région bu rek mu def benn centre de formation boo ñëwee man góor ko ma am naa tey jii kat sama poids lourd ba sama transport en commun mais j'ai opté maintenant pour conduire le bus ñu ne non. am nga permis bu ko mën a dawal de mais amuloo attestation bu war a ne yow mi tu es autorisé à conduire ce bus là puis que boo koy def dañ lay jàngal ci bus moo xam guddi la moo xam bëccëg la moo xam day taw la moo xam lu mën na am na centre bi da lay dul defal théorie da lay defal pratique encore ngay arrière di xam ne c'est les formateurs mën nañ laa jàngal boo mu jógee yow booy dawal bus di nga xam ne yow mii mokkal nga bus bu dee camion la ñu indi un gros porteur le max 12 mètres ñu dafa lay pratique ci 12 mètres boobu ba sa loxo sa xam-xam man ko boo léegi bu ñu la joxee oto nga mën ci am mucc wala génn sa zemin rek ak sa permis mu tooy xep nga dem port ñu ne la camion baa ngi ne demal mais boobu sax moo xaw a tane mais da ngay xool ki jàng ci Ndiaga Ndiaye ba am transport en commun yorul oto bu mu dawal il a toutes les catégories nga xëy na ko bus bi demal ak moom mu war ko c'est des risques il am picc am na diplôme bi ko mën a bi ko autorisé pour mu dawal ko mais expérience bi eggul foofu. parce que oto yi tolloo wuñu kon doon bàyyi sax ñi nga xam ne doon dawal emprunté bi nga xam ne ci camion la nekkoon mu génn sax jox permis nga dawal ko muy dawali camion moo gën koo xam ne ki ci bus ci transport en commun la jógoon ou bien mu départ ci benn camionnette jàngal ba am métier nga bëgg kaa jox un gros porteur ça c'est grave moo tax sa région bu nekk état dafa war def ay centre de formation ci au moins ñu spécialiser si wër si mieux
gis nga loolu lépp bu jàlloon tamit sëñ bi gis nga bopp day ànd ak borom résultat positif ñëw mais bopp bu àndul ak borom ku leen mën naa produire un résultat positif daal nax sa bopp nit ñi il faut ñu encadrer leen si xam ku feebar xam fooy fajoo yaag sa njaboot xam heure booy xëy xam heure booy wàcc c'est lépp nga teg ko ci yoon comme bon travailleur loolu dina tax nit ki lu mu def ñu ne moo ko tey mais da nga ma indil nangam baa ma nangu sama oto moo xam ci marchandise la moo xam ci transport la ngay bañ ko nangu sa oto ngay def li nga mën ak li nga mun boo war a noppalu doo noppalu te lu lépp état ñun leen koy wan ëllëg ko ñu dugg seen loxo ci pour encadrer loolu non seen yoon nekku ci. d'accord voilà d'accord léegi sànq da nga wax itam lu concerné dawal bi dañuy gis ne aussi gros porteurs yi wala boog transport en commun yi nga xam ne ay bus lañ da ngay gis chauffeur bi boo ko xoolee da ngay xam ne xale la mais loolu aussi est-ce que yoon la ci ñu jox benn transport en commun koo xam ne maturité bi amu ko ñu jox ko mu transporter ay nit ñu bëri est-ce que foofu aussi am na ay seetlu yoo leen ci def wala ay propositions yoo leen ci def ngir mën a changer loolu parce que bëri na ñu koy gis. non man d'accord maa ngi bëri. man damay jàpp ne c'est pas un problème d'âge. d'accord nit ñi seen mentalité mooy egg fenn fi da ngay gis magam jëmma mel ni ko ruxuma nekk une personne irresponsable. nga gis un jeune de 25 ans être responsable. effectivement dans l'armée da nga gis. Tu vois des jeunes qui conduisent des bus. Tu as vu des jeunes qui conduisent des camions. Dans l'armée, ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de niveau et de compréhension et de nit la mën a doon. moo tax ma ne du problème âge. dama d'accord daal képp koo xam ne am nga permis nañ la yóbbu ci catégorie boo xam ne bi moom nga war a dawal ñu former la ca loola. dama ne boo génnoon avoir votre doctorat en communication. mais kenn du wax ne la personne là elle n'est pas intellectuelle mais am na foo xam ne fii bu la fa yóbboo cette personne là elle sera nulle. parce que du am aptitude yi. voilà puisque moom communication la def. nga bëgg a yóbbu nag mu nekk mu servir comme un juriste puisque am na doctorat mais quel doctorat la am ban fan la ko jëlee dafa am spécialité bu mu am loolu moom ku ci xuus ak moom mën na la duma mais bu génnee loolu nag feneen fu mu dem ñu laarale doon maa ngi moo yem. d'accord kon daal manque d'organisation. c'est ça le problème loolu nag la ñuy signaler état. mais dafa mel ni yoonam nekku ci. ñoom daal ak saa bu yeewoo accident bi rek ñu yuuxu xam nga accident bu amee gendarmerie lu muy def. bu fekkee chauffeur ba deewut kasa ba doo nga ko yóbbu même boo xottee permis waaw ban njariñ la am ci ñi dee moo xam ne ma permis à point vraiment amul sens waxuma la permis à point de même bu ñu doon xotti permis sànni. mais ban njariñ la am ci ki dee nga def loo xam ne day fex ba nit du dee te waa ji yore permis moo gën loo xam ne da ngay nangu permis te waa ji dee amul njariñ. mais lu jëm ci permis à point yooyu est-ce que loolu adapté na sax ak ñun suñu nekkin parce que jiitaluñu fi ñu koy amee ci réew yi tugal yi da ngay gis ne ñooñu dañ leen di tàggat bu baax d'abord balaa ñu leen indil permis à point. waaw xam nga. waaw. réew yi nga xam ne tey man day li ma dox bariwul. mais organisation ITF bi ma bokk permettre na ma dem presque genn wàllu Europe bi def naa ko bu ma jël rek ci fi Sénégal jëlee référence muy la France amul foofu benn agent de contrôle bu amul noblesse dañuy tiitaroo na ñoom ñii homme de tenue lañu ils se sont formés aussi te ils se sont surveillés aussi fenn ku nekk fooy monter am na ay appareils yoo xam ne ni ñuy xoolee oto yi ñoom tamit noonu leen di xoolee. day am contrôle. voilà ñoom dañuy contrôler oto yi mais ñoom tamit dañ leen di contrôler amul benn tali boo xam ne bii elle n'est pas sécurisée fii Sénégal nag bu ko neexee jéggi xar bu ko neexee jéggi nit ki bu ko neexee jéggi calèche bu ko neexee jéggi foofu amu fa toutes les routes sont sécurisées le climat est favorable aussi. ci pneumatique bi ak moteur bi. kon yooyu boo tax bu ñu leen indi Sénégal ñu naan bu ñu ko indiwoon ba def chauffeur normal la mën na yéen amu leen loo xam ne waxuma permis à point nekk teg fële nañuy wax ne nañu xotti permis moo gën a garaaw permis à point bu ñu ko doon xotti permis tamit du tere accident di am parce que dafa am lu mu war a àndal d'abord ñun dañoo war a am ne ñun ay citoyens sénégalais lañu nit ñu baax lañu war a doon waruñu nekk ay wuyu waruñoo nekk ñu bon mbekk dañuy dawal oto tekkiwul na ko bon nga wuyu nga mais takk der bi aussi tekkiwul na wuyu nga nit ko bon nga mais kenn ku nekk nag ci la ngay jëf keneen lay xoole comme ni ko bon baa ni ko baax da ngay chauffeur yoo xam ne boo leen xoole ne kii moo yées mais du chauffeur ba de moom la takk der bi aussi léeg-léeg nga gis benn takk der boo xam ne bii dootoo bëgg a gis sax baa nga mbokk bu am takk der
mais du takk der de moom la nit ñi ñoo war a xam ne ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal kenn ku nekk mission bi nga am ci sur terre nga joué ko nim la waree bu ko regee permis à point mën na fay ñàkk leneen mën na fay ñàkk kenn ku ne dox sa conscience mais bu fekkee ne yow dañ laa teg nag nga ndawal buur nga war a taxaw fii yow mii nga góorgóorlu ba li la code la route wax yaa ngi ci jéem sa oto yaa ngi ko toppatoo mais doo joxe ñaar dërëm man je m'en fous mais damay joxe sama oto taxaw fen mais man mi may def accident yow mii doo dem fen foo dem ñu taxaw loolu la def loolu 2 heures temps 30 minutes doo dem fen parce que nu ngoo contribuer ci ñoom lañ bëgg mais yow tu es respectueux jàng nga code de la route di ko jëfee maanaam lépp lu dee bi code de la route jàng ci sa oto doo aussi doo ko bàyyi mu di ko foyee mais malheureusement yow sa handicap mooy doo joxe man nag bandi bi sama yoon nekku ci mais fu ma dem du ma fa def 3 secondes damay wàcc du ma xaar sax ku ma contrôler ma ñëw joxe li may joxe taas sama oto départ man maay def accident bu subaa qui est le responsable ñoom. est-ce que du si ñaari côté yëpp itam. non xam nga tax du ñaari côté dama koy wax chaque jour. dafa am loo xam ne ñoom dafa lu ñu leen protéger man góor xuma bu ma jëlee ñaar téeméer ba ab junni ba ak dërëm jox la ko yow agent te bokkoo ci catégorie boobu da nga ma naan nuus téye def PV yóbbu bu procureur ci kaso bi laa jëm te yow bu ñu boo ma laajee tey ñaar téeméer man sa wër bi aw ma mënuma aw ma ci yow benn pexe léegi nag laa man bañ naa kese foofu la yem te man bu ma la joxee nga tëj ma kon bu joxee amee ñooma nañ wax dëgg. waaw mais bu fekkee itam yow chauffeur bi da nga xam ne man war nga mën a am looy war a xeex ngir mbir mi jaar yoon bu fekkee ne jaaroo ci yoon ñu ñëw arrêté la bindal la këyit jox la nga nekk di négocier est-ce que bu boobaa yow waroo nangu te dam fay. dem régler ji papier non xam nga tax ba léegi du ma nangu loolu dañu ne. kii nekkul homme de tenue homme de loi la. d'accord. yaakaar naa nu mu ko man parfaitement policier bi dañ ne homme de loi la. effectivement am ñu naa ko homme de tenue man non du tenue homme de loi la. gendarme homme de loi la douane homme de loi la eaux et forêts homme de loi la. waaw homme de loi nag bu demee ba méngale boppam institution bi mu doon ak ab corporation mais ça devient grave nit ñi il faut ñu xool foofu yow tu es assermenté loo wax ñu ne dëgg la dama ne am na gendarme yoo xam ne ak policiers yoo xam ne douane yi kenn du leen yëpp seen ñaq la ñu dund ba xëy dee mais bu ñu retraité sax boo nu gisee xàmmee ko ci ñoom am par contre am ñoo xam ne ñi consigne commandement bi seen yoon nekku ci ñoom liñ bëgg rek mooy am na ñam léegi ñooñu accident yëpp ñoo ko fi indi parce que oto boo xam ne ñëw na say tànk yow yaa gën a xam ne oto bi da nga ko war a contrôler mais dem nga toog sa oto baa nga toog sa moto chauffeur bi mooy wàcc ñoo fekkale fa nga nekk mais boobu oto contrôler woo ko nañ wax dëgg rek contrôler woo ko da nga kaa war a contrôler nag la manqué ci moom bu lu ñu war a defar la nga ne ko doo fi jóge te defaroo ko produit usé na ma ne du ma bàyyi ngay génne fii def accident sa lumière bi baaxul du ma bàyyi fii nit ngay génne fii nit di la mbëkk sa ginnaaw oto bi daru ko du ma bàyyi lii du ma bàyyi sa chargement bii nga def nii du ma bàyyi mu ngelaw li la pousse ngay ànd ak moom di daaru du ma ko bàyyi c'est ça le problème la responsabilité de l'homme de loi mais yow soo yónni ko ci loola te commandement bi tëraleen ko commandant yi tëraleen ko lieutenant yi tëraleen ko muy lépp la tii ci mais man mi nga xam ne sama yónni ko ci may def lu ma neex bi ki des damay wax chaque jour gis nga même ñooñu bu ñu defee loolu responsabilité chauffeur dafa garaw xam nga de tëdd sa néeg rey nit dégg nga ñëpp dañ nelaw nga xëy na bëreet ci guddi gi xam nga tax naa bëreet la nga def te jamono bi ngeen a bëreet di toog sab lal am nga loo yëg loolu nag moo la war a tax na nga xam ne le contrat doit être respecté ñi buñ la jàppalee bu la jàppalewul ñëpp yow defal li nga war a def dama koy wax chauffeur yu bari naa ma yow da ñuy xas non man xasuma benn chauffeur yi lay xas mais nag li ko indi mooy système de délivrance de permis ak système de délivrance visite technique foofu dafa laaj sérieux te saa boo ko waxee waa ministère bi nag la ñuy xasuma kenn nit boo ko nattee ba xam ne warul am lii na yore milliard bàyyi kaak milliard am ne ko doo ko am. d'accord oto bi. boo ko nattee ba xam ne oto bi jagut bu am borom amee milliard oto ba warul daw bu ko jox visite technique jàmm rek ay ñëw jàmm rek waaye ku la jox
nga jox ko ku la joxut doo ko jox moo yàq réewum Sénégal. d'accord kon dafa mel ni daal rigueur dafa manqué ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a amal ci transport bi donc dañuy dugg léegi ci lu ñeel carte grise ak permis parce que loolu mooy indi technique bi nga xam ne wala démarche technique bi nga xam ne war nañ ko appliquer ci transport bu ko defee mu indi solution yu rapide ci wàllu accident yi balaa ñuy dugg ci biir da nga ñuy wax d'abord carte grise ak permis lan lay jariñ pour suñu mbokk yi internautes yi mën a comprendre balaa ñuy dugg ci termes yooyu. xam permis comme ni ko tubaab waxee rek daf lay permettre pas plus. ñu soog a ñëw na ci catégorie poids léger la permis bi daf lay permettre nga dawal poids léger. poids lourd dafa lay permettre nga dawal poids lourd transport en commun da lay permettre nga dawal transport en commun loolu mooy permis tu es autorisé ñu tudde ko permis lan la dawal tu es permis à conduire il faut que muy dekk diplôme gis nga ñu numériser ko ak ñu ko mën de façon bu ñu ko mën a def réglé wul dara ci accident yi parce que diplôme këy dong la mais boo ko sécuriser dugal ko ci internet dugal ko fi taxul accident jóge fi accident ci nit ka la ak ci oto ba. maanaam daal autorités yi ñoom si forme bi la ñuy gën a liggéey ko ci fond bi. waaw xam nga boo ne léegi dañuy def permis yu bees c'est des permis sécurisés di ko informatiser kooku d'accord mais ban lien la am ak di kii dawal oto bi permis këyit beeg permis numérisé bi nga jox ko benn waay baa nga jëlee ko bële jox ko bii ban njëriñ ban njeexit la am ci moom la fa nekkoon ci moom bu nekkee ma nga ci moom ba léegi amul njëriñ xam nga ko amul permis sax tey def yoon moom gënal ko am permis doo def yoon kii dawal oto amul benn permis tey def yoon man moom laa gën a faral kii am permis pare di def lu ko neex loolu laa la mën a leeral ci wàllu permis de conduire. D'accord. pour carte grise nekkul lenn lu carte d'identité mooy carte d'identité oto bi loolu dong la carte d'identité oto bi mooy carte grise mu sogoon nag ñu leneen ñëw nag mu li ñuy wax licence mooy tax nga mën a exercer métier transport moo xam marchandise la moo xam de passager la benn bu nekk ginnaaw bu oto yëpp amee carte grise am carte d'identité ba pare comme nit di amee carte d'identité nga xam ne renseignement boo ko soxlaa ci oto bi carte grise bi ngay jël renseignement boo ko bëggee jël ci nit ki carte d'identité bi ngay jël carte grise pour renseignement muy carte d'identité oto bi la waaye am carte d'identité oto taxul nga mën a exercer dara da beneen këyit bu lañ laaj muy licence moom licence boo xam ne bii daf lay permettre nga daw ci biir dëkk bi la licence jaune ñu koy wax licence urbaine licence bu xonq bi mooy la licence interurbaine d'une région à une autre mu soog a ñëw ci marchandise aussi licence nationale ak licence internationale yooyu ministère moo la koy autorisé pour nga mën a exercer métier moomu waane ba léegi oto bi jox ko licence amul benn njeexital ci accident du oto bi ngay formé du oto bi nga joxe këyit valise laa boo ko defoon ay këyit jox ko dugal ko ci oto bi taxul oto bi def accident ki tànk ki koy dawal tànk li muy romb tànk li muy def tànk li nekkuñu ay nit accident du fi jóge mais administration moom ci problème papier rek lay wax problème technique rek lay wax mais problème nit ki moom yoonam nekku ci te nit ki tànk rek la wuñ ko musiba day am xoolal nga dëkk bi man mii du mënu ko daw guddi léegi xool da ngay daw guddi fas yeeg nag yeeg da ngay jékki rek ñu traversé waaye nan nga mën a dawee 80 à l'heure baa ngay daw 60 à l'heure waxuma sax ngay def excès de vitesse de nga ñëw ba à 0 mètre fas jàll te boo dalee ci comme oto bi daanu ñu ne chauffeur bi la ara borom faso scooter yoo xam ne vache calèche yoo xam ne digg guddi la ñuy dem mu am beneen phénomène boo xam ne bii maa ngi ci profité ci temps bi bu remercier gendarmerie routière bu Kaolack ndax système bi ñu jël man dama ko cautionné muy les anti-brouillard fu ñu gis oto mu anti-brouillard da nga koy dindi ma di leen ñaan nag bu ñu bàyyi benn oto nag bu ñu bàyyi benn oto camion auto transport de marchandise ak auto transport mais à particulier aussi dañ leen ci boole gis nga brouillard anti-brouillard wuru am Sénégal parce que Sénégal amul brouillard mais guddi ngay daw ñu dóor la ko dootoo gisati. da nga lay gëlëmal quoi. léegi nag nga dal ci kaw garab ñu ne voilà mu dóor la anti-brouillard gisoo nga dal ci beneen sa moroom oto ñu ne xool chauffeur si lañ def sont indisciplinés fekk cause accident bi dem na yoonam moo la jaxase ba xamutoo fooy jaar anti-brouillard man maa ngi ciy remercier vraiment gendarmerie routière bu Kaolack oto bu leen romb ba ci particulier yi maa ngi leen di ñaan ngir yàlla oto bu am anti-brouillard nee leen Sénégal amul brouillard di leen sànni ci àll ba
accident yu bari ci guddi moo ko fi indi tam yow mi dóor antibrouillard da ngay gis doo def accident mais ki nga ko dóor mooy def accident yow dem nga mais nit ñi kan la ñuy wax léegi telle place am na accident bu fa am rek la ñuy wax de chauffeur mais ki ko créé surtout les scooters calèche yi ngay daw guddi ba yàgg rek nga yem ci calèche amul catégorie amul lumière amul dara guddi te tali bi lañuy day topp di kocci te yooyu ay facteur la te nit ñi duñ ci débattre duñ ci ko xeex calèche buy daw romb ba ñëw ci force de l'ordre bu ko ne wàcceel tali bi ndax boo ko ne wàcceel tali bi du wàccee tali bi day yéegaat man boo noonu gendarme waa alkaati mën teg ci tali saret ñëw kocc ba yem ci man matuwaay yi mu war a am amu ko du ma ko ne wàcceel tali bi dama naa ko wàcc di tekkil fas bi ba semaine set mais boo ko ne wàcceel tali mu wàcc tali bi mais bul gisu di yéegaat ngay daw ba ne ci kawam xànjang ñu ne chauffeur ba rey na fas wa rey na borom fas wa chauffeur yi sont indisciplinés fekkal li ko indi li waroon a protéger lépp mooy ndawal buur la nekkoon war a aar nit ñi aaruñu fàtte na ko baa boog tenir ci en considération mais foofu est-ce que am na ay objections yoo leen def ci liggéeyu force de l'ordre yi wala ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw tali bi di def contrôle yi est-ce que am na objection yoo leen def ci seen liggéey ci auprès des autorités ak ñoom nan lañ ci def. xam nga ñoom ils sont bien formés. man léegi ma dégg ñu naan formation bi baaxut non billaay bari diplôme taxul nekk policier. mais lu tax ñuy nekk kon souvent. bari diplôme taxul nga nekk gendarme bari diplôme taxul nga nekk douanier. ku mat lay doon. dañ leen a former ils ont reçu une bonne formation. mais malheureusement nit ki na mel biir këram commandement yi mënul ci moom dara man mii na ma mel sama biir kër nit mënul ci moom dara tëj kaso ba sax da ko dindi xam nga bu fekkee da nga yow da ngay jàng école baa nga am koo dendel nga ne kii mu ngi tukki yow sa bopp yëpp mooy naa tukki bu ma tukki du ma tedd da nga koy gis da ngay ne ànd ak nit ki ngeen bokk nekk lycée baa ngeen nekk université baa ngeen seenam jàng yam ci BFM bàyyi mel noonu nga xëy benn bis mu ñëw def ay teranga ñu ne fara demoon ñu ne dafa yéegoon ci kaw yow sa lépp loo amul xeeb nga ko yéeg ci kaw fii tamit ndaw buur yi da ngay gis benn ndawur boo xam ne bii ñaari fee kese la yore ay teranga ci këram ak otam lu kenn xamut ma ngay influence yeneen jeunes yi ba tax na kooku day écouter am jàngam sax pour dem gendarmerie ba mu dem police pour bien yooyu léegi nag kooku boo demee école formé ko ba pare formation bi da koy teg fële ndax formation bi du ko may xaalis da koy may jikko ju rafet da koy may ne moom mi homme de tenue la dignité la koy jox mais du ko may xaalis mu bàyyi fi dignité boobu nag dem uti ji xaalis parce que collègue am boobu kat am na oto bu rafet kon man damay ut oto bu rafet am na kër gu rafet damay ut kër gu rafet mais yooyu c'est pas du légal du lu légal ndax loo xam ne li yow du sa salaire war ngaa xam ne boo ko amee tamit jagul de te loolu moo fi bari nag li ma wax ne la bu jëkkoon jeunes yi dañuy ñëwee kii tukki mais léegi jeunes yi léegi dañuy ñëwee alkaati ak gendarme yi ñu dëkkal ñeewu ñu leen parce que dañuy yor kaaraange réew mi déedéet dañ leen a ñëwee parce que dañoo am ay bien nga gis commandant brigade boo xam ne bii dina liggéey ba retraite boobu du doom kër nga gis colonel boo xam ne ba lii ma wax ne bii auto service bi la yor boobu du boo nangu auto service boobu diggante boobu du am oto nga gis benn V boo xam ne bii mi ngi oto boo xam ne bi kenn xamul lu muy jar mais du salaire te jikko yooyu nag saa ma ko waxee ñu nag mi ngi sànni xeer non moi je défends mon pays jombul man mi koy wax maa gën a sikk ñëpp mais sama devoir mooy naa wax ku xam ci man na nga wax mais man danaa wax pour réew mi kenn ku nekk li nga woor a moom nga wax damay wax nag la chaque jour man lépp lu may def maa ngi ciy sóoraale ñaar Aliou Sall oustaz Aliou Sall mosuma kaa gis te saa muy wax day jël référence ci man kooku dinaa fexe ba def loo xam ne lii duna accam ak Iran Ndaw gi mel noonu nit ku nekk da ngay am référence mais malheureusement pour léegi les jeunes d'aujourd'hui ku ci dem police baa nga dem gendarmerie baa nga dem douane la douane jàngal baa la gendarmerie foog nga koy teg mais mënu maa dégg ñu naan amuñu formation ils ont reçu une bonne formation mais dañ ko faa teg uti koom-koom. d'accord léegi lu jëm ci koom-koom googu ba léegi anam gi nga xam ne moom la ñuy amee des fois permis yi da ngay gis koo xam ne du mokkal sax wala mu échoué ci cours ci examen de code bi waaye dafay lijjanti permis bi nag ni nga koy lijjantee du doo dem ñaan ñu jox la ko da ngay fay mais loolu itam lu ci sa gis. xam nga administration. les fonctionnaires là au niveau du ministère. ñu nekk subdivision yi dafa am ñaari fonctionnaires yu fa nekk am na ñoo xam ne ñii lépp loo xam ne mérité woo ko doo ko am ci ñoom mais ci wetam am na koo xam ne que lijjantiwul loo mérité xaalis lay lijjanti jox ma nangam wutal la permis. corruption maanaam. waaw damay jox nangam moo passé la benn yoon ñaareel ba nga am code
jama jox nangam nga jàll ko dawal benn yoon ñu dàq la ñaareel ba nga am waaye ñu jox la permis yow te bu ñu la jox oto bi doo ko fa mu taxaw doo ko fa jëlee parce que kooku dañ ko jaay permis bi permis nag boo demee ci machine bi da ko fay fekk du fraude de permis bu légal la booy interroger machine bi boo jox numéro gis ko mais fa mu waroon jaaru fa natt bi moo baaxut. mooy anam gi mu koy am. voilà visite technique la même chose da ngay gis oto yoo xam ne ñu ngi fii boo interroger chauffeur bi yow nga ne ko oto bii kañ la ngay dem visite technique bu la nëbbul dina wax ne juróomi at a ngay demul visite technique. te saa boo ko laajee carte grise mu jox la ko waaw nan nga mën a jëlee carte grise di ko yónnee ñu si doon ab cachet te oto baa nga fa mu nekk gisoo ko déggoo ko te boo waxee ñu ne góor xam ne day yàq suñu dara mais lan mooy sama rôle man ci lu loolu dinaa ko signaler ku kontaan dinaa ko signaler ku kontaan dinaa ko signaler moo tax le nouveau ministre là am na intérêt xoolaat këram mais noonu rek yow chaque jour bu ñu leen dee benn ministère li fi décoré baaxul nga bàyyi waa leen fa même équipe ba nga bàyyi leen fa yàgg ñoo ma yem gis nga bu coow bare ba nga ñëw da ngay war réformer gis nga da ngay ñëw bale ñëpp baa bu balewul ñëw tamit nga bale ñenn ñi loolu mooy tax jikko yi ar mais yow yaa nekkoon ministère bi équipe bi fi nekkoon yëpp zéro maanaam coow laa leen topp keneen ñëw ba loolu bu continuer tamit ça devient monotone du changer dara dama ne foo dem am na ko baax am na ko bon au niveau du ministère des transports au niveau des subdivisions am na ñoo xam ne ñi faalewuñu faalewuñu moom mais ci wetam am na ñoo xam ne jàppuñu sax ay fonctionnaires lañu. d'accord waaw d'accord léegi ñu gis ak waxtaan bi dañuy gis ne problème bi ñeel wàllu accident yi c'est-à-dire que defuñu benn étude de fond waaye rawatina autorités yi dañuy jublu seulement ci forme bi temps bi dafa xat waaye dañ lay bàyyi rek nga joxe sa dernier mot ak li nga xam ne mooy proposition yi nga xam ne sa syndicat dinañ koy faral di jox nga fàttali ko itam bu ko defee ñu mën ci bàyyi xel pour autorités yi ñu am saafara ci accident yu bëri yi nga xam ne mooy am. xanaa damay waxaat rek. jombul tey studio bi ma dugg tey di wax jombul barke dinaa fi am lu mu amuloon feneen. muy barke barke kàllaama. xam nga vouloir une chose et son contraire laa gis état du Sénégal bind këyit un arrêté wax ne oto bopp 10 ans boobu dugg si réew mi ba pare bàyyi oto bi daw 50 ans fii gis nga cette place bi def accident tey ji dama nga chaque jour cette place actuellement nii même bu dalee ci kaw scooter cette place bi day tasaaroo puisque cette place moo fi yàgg waaw duñ dimbale ki ko yore mun ko xamul fu mu jëm ak moom doo ko dimbale état du joxe ñaari dërëm mu joxe ñaari dërëm mais mën naa encadrer secteur bi ba kooku am oto boo xam ne bii bu mucc ayib la bu dul cette place muy sécurité mais oto boo xam ne bi def na juróom fukki at chaque jour nga koy peinture di ndoddante bu dalee ci kaw mbaam oto ba tasaaroo mais état ñu ko wax léegi nga ne oto ba am 10 ans bu mu fi dugg boo rëccee bi dugal ko fii douane téegu na da nga fay 3 millions ñu escorte mu génn dëkk bi ba pare nga bàyyi yeneen région yi maanaam sous région bi seeni oto ñoo amuñ limitage nga bàyyi lu ñuy dugg dama ko ñëw waa ana sécurité bi kon ba pare nga nungoot aussi man góor ba ne ba Europe yoon may na ma oto boobu nga xam ne yoon Sénégal da koy tere ma def ko pièce détachée def ko ci conteneur bàyyi fa sase ba yoon bu mu ñëwee port ñu ne kaay fay douane dugal ko ci dëkk bi am dagan na te bu muy indee oto bi saa ma def ko pièce dañu taxunu c'est vouloir une chose dañu caaxaan nañ bàyyi oto yooyu moom gënal fuuf oto yi nekk fii am na oto yoo xam ne gis nga état warul jox kenn ñaari dërëm mais day créer ay conditions gis nga aptu yi dem nii xam nga ñu leen amee aptu dañoo teg un projet yow boo amoon Njaga Njaay boo xam ne bi baaxut carab bi baaxut état da koy jënd dugal la ko sa bor mais banque moo la jox état joxu la da lay garantie nga jël aptu bi mu tata bi mu jël à la place de Njaga Njaay kon bu ñu ko doon def ci cette place yi aussi oto yi normal yi ñëw ñu jël la cette place yooyu jox oto yi banque yi joxe ko mais bu yàggee nit ñi am sécurité am le confort et la sécurité mais bàyyi góor ma ak cette place am xamul nu mu koy def bàyyi ma ak bus bi xamul nu mu koy def ba ki des bus dafa am tax lu war a jóg bus boo xam ne bi dafay ñëw 45 places Sénégal na léegi day am 60 places te 45 places la wàcce assurance ñu koy assuré 60 places nga def ci ay Versailles noo ko mën a def ba baa ngi mat 60 places ndax da ngay dagg assurance 60 places catégorie bi 60 places yi ci nekk te 45 nga ci waroon nekk bu ñu defee ab Versailles population naan li c'est pas normal wuru ab Versailles dañuy wax état na ko waru autorisé lu dul 45 protocole bi daa war a deñ ab nel la war a ñëwee bu ko regee loolu ñu day daal di ab baax ci oto bi ñu defar paas yi nag ba paas yi boo xam ne bii
gis nga fay lu cher te egg fa nga jëm moo gën fay lu yomb te doo egg fa nga jëm nit ñi nañu bàyyi bu pees paase dafa cher di dugg ci loo xam ne li baaxul guddi baaxul ba cëg oto boo xam ne bi dañ koy yeb porte bagage ba ca kaw asamaan si kolle yeeg yëpp ñu sax koy bagage pour waa ji mën cee génn du ci génn nga dugg ci yow mais fexe woon ba oto boobu nekk am confort am sécurité borom oto bi mën ci am dara mën a yàgg ci ak otam te yooyu yëpp dañ koy joxañ baaram naa xool leen lii mais duñ ko def d'accord dañ ko def accident rek dañuy xaar journaliste yi ne telle place am na accident rek gouverneur ba dem préfet ba dem ministre bi dem ñu kenn ku ne accident bu subaa ñu noppiwaat ginnaaw suba ñu def am ça devient quoi nañ ut ay motuwaay Sénégal ñu ñoo ko bokk góoru xuma mii bu defee lu yoon nañ ko naka li nga def du yoon nañ ko teg ci yoon mais góoru xuma aussi ni ngay da nga war a encadré boobu du def loo xam ne jaaduwul bis bu ma encadré teg ma ci yoon nag bu mu defee leneen nag maa ko tey dañ maa war a duma d'accord di gërëm chauffeur yëpp di gërëm transporteur yëpp parce que tamit quel que soit alpha nit ñi la def attention chaque jour lu ma juróomi junni oto daw kon bu ci ñaar defee accident ba ñett waruñu ne chauffeur yi baaxuñu gars yi jàmbaar lañ de conditions yi liggéey yëpp ku ci mën a xëy ba ngoon jot defuloo accident ay jàmbaar lañu il faut nit ñi ko ay jàmbaar lañu d'accord ci conditions yooyu sax naroon nañ ci waxtaanee tey mais puisque acteurs yi ñu ngi nekk di ci waxtaan donc mënuñu ci sore waaye ñu jàpp rek ni secteur bi bëri na ay jafe-jafe mu mel ni autorités yi comme acteurs yi ñoom ñëpp ñu ngi ciy bàyyi seen waar mais am na lu bëri lu desandi ndax politique wala boog problème bu fekkee ne doo ko examiner à fond dafay indi jafe-jafe fokk ñu dem ci fond bi xool lan moo waral problème bi ñu mën ko indi mën ci indi ay saafara donc accident yaa ngi noonu bëri na loolu acteurs yi ñu ngi ciy waxtaan leneen di moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne acteurs yenn yi ñu ngi koy am muy travailleurs yi nga xam ne ñoo nekk ci bus Tata yi xam naa ci beneen jamono dinañ ci waxtaanaat xool lan la jur ci ay saafara wala boog fan lay mujj donc ñuy jaajëfal bu baax Gora Khouma mi nga xam ne moo fi teewaloon syndicat routier yi nga xam ne union des routiers du Sénégal ñu leen di jaajëfal yéen itam mbokk internet yi di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf. Merci beaucoup. Voilà.